ñaxtu ci fàttali tul ëpp ñaar fukki ci mouvement ak i parti politique ñoo joxante rek dig daje ca place de la nation fas yéene dox rek ba ca rond-point bu RTS la ñu naqarlu nag mooy yoon ñàkk tëdd gi mu ñàkk tëddee njaaxaanaay fii ci réew mi bokk na ci lu leen metti ñu wax ci leneen muy kàddu yu tukkee woon ci président Macky Sall ci Dubaï ne réew ma Sénégal nag xar kanam bi war nañ ko xoolaat salte ne ba tax na nag kon lii ñu naan cleaning day nag dañu ko war a kon làbbaliwaat seetlu gi ci mbedd yi ci Ndakaaru ndax doxantu nañu ci yenn ci gox yeeg mbedd yi ñu ne nag loolee lu dëggu la lu am la am na ñoo xamante ne sax yëkkati nañu ci ay kàddu nag di ko naqarlu Madani Si moom ñu gën ko xam nag ci ñi toppatoo lépp lu soxal yorinu mbalit mi ci réew mi ñoom nag moom ci gis-gisam sax laay wax kàddu yooyu tukkee ci président Macky Sall kàddu yi moom maanaam du lu mu rafetlu sax lool booy xool cleaning day bii nag moom jàpp na ne ak lajj sax moo ci am ndax yëf yi dana koo politiquer wàllu tàggat yaram ak Joseph Koto mi dëddu àdduna suñu naataango yegg nañu rek ba ci këruk njaboot gi mooy ñi bokk ak moom yëkkati nañu ay kàddu ba ci nag jegeñaal yi xarit yi di naqarlu ki fii dëddoo mu nekkoon nit koo xamante ne ku baax dëgg la ci wàllu tàggat yaram nag ñu ne lu mu sumboon lu ne rek da cay bëgg am ndam wàllu tàggat yaram dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw lii bu jeexee daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay bu ngeen taaxirlu tuuti ñu fam fàcce xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi niñ ko waxee woon nag ci ponk yi liggéeykat yu centre de traitement des épidémies muy nag fi ñuy fajee kon mbas mi ci Sénégal ñoom liggéeykat yooyu ñoo xëy nag daal di dem toogaanu makkaanu njëwriñ ji ñu gàll wàllu ko wér-gu-yaram di naqarlu seenu ko ndàmpaay nañu ko diggee woon di prime yooyu am na ñoo xamante ni juróom benn weer gisuñu dara ñi fukki weer furaas ñu ne nag loolee dafa metti lool ci ñoom booy xool nag lu soxal kon joxek sax prime yooyu ñu ne nag ak njuuj njaak dafa laxu su see gannaaw ku ñu nag amaatal beneen manifester boo xamante ne daañu leen gën a dégg nee nañ loolee ci ay bis ñu dëgmal lay doon Alassane Ba ci leeral. faaw ñu def lu gaaw sol seeni blouse takk seeni morceau yu xonk dox ndànk jubali ci grille ministère de la santé. liggéeykat yu CTE yi nee nañu mënatuñu li ñu bëgg mooy ñu fay leen seeni motivation. tey Sénégal fu ñu waroon toll mooy fépp fu agent de santé romb ñu defal ko ovation ñëpp jóg tàcc tey waruñu woon toll ci Sénégal foo xam ne agent de santé yi dañuy toog di réclamer xaalis boo xam ne ñoom ñoo ko liggéey te nga xam ne benn système de magouille bu organisé wu ci hôpitaux yi ak ministère ñoom ñooy def di jël xaalis yi jàmbur yi di ko lekk di jënd seen i oto alors que les autres ñu léser leen te ñoom ñoo doon dugg ci centre yi di nekk au contact avec les malades ñuy wax président de la République li ñuy wax suñu xol lañ ko jëlee. dañu def sacrifice bu énorme. Dans les centres de traitement on en est là donc on nous empêche de donner l'information selon laquelle nous avons. discours bi ñu doon def ci kanamu grille ministère de la santé mujjuñ ko yeggali ndax ñi yor kaaraange gi ñoo ñëw ngir dàqal ko dañu mujjee jéggi tali bi taxaw fii ci beneen côté bi nga xam ne daañu mën a jàkkaarloog ministère de la santé ngir mën a yeggali li ñu doon wax. maire ba futt nag la ñu def ñuy gis ne sax am na ay deal yoo xamante ni am na. ci ni ñuy fayee lii di motivation yi. li ñu jot comme information mooy puisque dafa amoon ay cas yu bëri ci Covid dañu jëloon xaalis bi nga xam ne moom lañ tuddee motivation war ko jox directeur des hôpitaux yi ñoo ñu séddale xaalis boobu bépp agent boo xam ne dafa ko war a jot xaalis boobu la ñu wax ni ñu koy jotee neexuñu mënuñu à chaque fois bu ñu yëngalee ñu jël benn weer joxe ko intégralité somme yi la ñuy réclamer une bonne fois amatul xaar mënatuñ toog ñuy versel hôpital bi ñaar di versel bële hôpital ñett. Elimane ak ñoñam ne duñu bàyyi dara. nañ ñu fay suñu xaalis encore une fois bu ñu ko deful dinañu woowaat presse bi dinañu wax parce que xam nañ bu baax la ñuy wax dinañu wax magu yi ni muy demee ci biir hôpitaux yi te dinañ citer ay noms lum ñu jaral ci lum leen jaral ci ñoom seen faute ñun jaral nañu ko ci engagement. ñu sàkk ci seeni ñooñ yu nekk ci CTE yi yëpp ñu gën a jekkalaat taxawaay wi ngir fexe nag ba ñu jox leen considération bi war ci ñoom. ma ngoog ñooñu mooy ñi faj mbas mi ci Sénégal mbas moomu sax tolluwaay bi tey liñ ci xamle mooy ñaari bakkan rot na démb juróom-benn ci cas yu yees la ñu wàññi ci lim googee benn bi cas contact la maanaam kooko amee dafa jege woon ku am mbas mi ci junni ak ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yoo xamante ne def nañu ko juróom nag fi mu ne nii feebar nañu ba loof lool loolee la ñu nemmeeku muy kon cas grave yi wala bokk cas grave
grave yi ñu ngi leen nemmeeku wax naa ko léegi ci juróom ñaar nag ñoom ñoo daal di wér ba fas yéene kon dellu ci seeni kër. diwaanu Njaareem la ñuy wutali Njaareem googu nag lu jëm ci doomu aadama yi nga xamante ni ñàkk nañu nee nañ seen lim nag taxu koo takk lool ndax boo jëlee mboolem askan wa téeméer boo jël ñeent ya ñoom ñoo ñàkku moo waral tey diwaanu Njaareem nag fas yéene def kéemtalaay kàttanam ba askan wa nag gën a ñàkku ngir loolee sotti faaw rajo communautaire yi ñu dugal leen ci bu baax a baax. Talla Dieng moom moo jiite mbootaay gi ëmb rajo associatif ak communautaire yu Njaareem ñu teewlu ay kàddoom ci micro Babacar Diouf. kon du ñàkk ñu dellusiwaat si mbaa ngeen am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar. niñ ko waxee woon kuréel gii di ñoo lànk nag la ñu bëggoon daal tey am nañu ko muy doxu ñaxtu bi nga xamante ne préfet bu Ndakaaru kon may na leen ko ñu war koo def rek tey ci ngoon mouvement ba nag lu toll ci 20 mbaa mu ëpp ko ci mouvement ba ak ay parti politique yu joxante loxo ngir naqarlu li ñu xamle te muy yoon tëddeewul njaaxaanaay ci réew mi doxu ñaxtu bi nag tey ci ngoon la ñu ko fas yéene tàmbali ci place de la nation wutali rond-point bu RTS. ñu àddu ci manifester yu mareyeur yu diwaanu Ndar ñoom nag li leen metti ñoom mareyeur yooyu nee ñu Ndar nag dafa salte bu weesoo loolu tamit yorin wi jëm ci quai de pêche bi tamit ay jafe-jafe la yu ñuy dund ba tax na ñi ngi sàkku daal ñoom it ñu gestu leen ñoom mareyeur yooyu nag ñu ne fukki at ak benn ngi nii ñuy ñaxtu Ousseynou Diop. mareyeur yi nekk ci diwaan bi ñoom ñëpp ñu daal di manko daal di ñëw ci quai de pêche bi ngir nag daal di wax jafe-jafe yi nga xamante ni moom lay am quai de pêche bi amul sécurité mbalit mi di jalañoo ñàkk kaaraange gu mat sëkk salte bi itam naka noonu Cheikh Kandji moo wax turu mareyeur yi. tey amuñu lampe amuñu sécurité tey quai bi ku ko xool ci nii mu mel tey ci salte ci hygiène ci agrément ak ci tilim goo xam ne ni quai bi tilim na ko te nguur gi ak état bi ak maire bi nga xam ne moo fi nekk ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk nanga wuccee jël benn responsabilité boo xam ne ni tey mën nañ ko taxaw ci quai de pêche mën koo liggéey ndax mu set. seeni kàddu bërëb bi ni mu mel jàdduwul ndaxte quai de pêche bi ba mu daanoog léegi yàgg na waaye amul benn liggéey boo xamante ni def nañ ko fii. quai de pêche ñun Ndar quai de pêche ñun mool bu nekk ñu ñoo leen jàngal nooy napp jën mais ñoo jël ndar ci Sénégal ñun amuñu dara on a rien du tout. On est fatigué les femmes sont fatiguées tellement fatiguées. ñoom seen i kàddu seen jafe-jafe yooyu dafa yàgg te kilifa yi nekk ci gox bi àdduwuñ ci benn yoon. maanaam fii daal lu ma la wax ni la totalement feebar total moo fi am moom xam naa ne Gendar moom feebar na moom tey li nga feebar yëpp mooy lu bi rek. ndaw mareyeur nañ mën a gisat suñu bopp ci liggéey bi ndax jën amatul. géej gi amatul jën mareyeur yi dañuy xëy di toog suba ba jant bi soo amuñ ci leen luñ jàpp ñetti nii nag mënu koo boole ñàkk xaalis ñàkk liggéey salte bu ko booleeg feebar te boo paree doo faju. quai de pêche bu Gendar ba mu daanoo yàgg na waaye boobu ba léegi amul benn liggéey boo xamante amal nañ ko fii salte bi foo romb da nga koy gis xet gi itam naka noonu mareyeur yi ak jaaykatu jën yi la ñu bëgg mooy ñu defaraat ko ci na mu gën a gaaw. ñu jokkul nag askan wa féete foofu mu jokkul Mbelbuk ñoom nag dañu teg rek baaraamu tuuma maire ba ne dafa luubal lu toll ci 3 millions yoo xamante ne ay koppar yu ñu jagleeloon poste de santé ba la nee nañ nag li gën a tax sax yëf ya yokku mooy facture poste de santé boobu nag mairie ba da ko nangu la fay ñu di ko naqarlu bu baax a baax ñoom ñooñee di yeewoo ca diwaan ba ñu teewlu Mame Ballé Ndaw moom moo wax ci seen tur ci micro Omar Ndiaye. lu toll ni poste de santé bu Jokkul Mbelbuk chef-lieu communauté rurale polarisé 11000 habitants ñu jékkee coupé courant lu mat fukki fan ak benn ndaxte mairie moo waroon jël factures yi en charge ñu bañ ne duñ ko jël. cette année ci sax le maire Seydou Diop dafa def lu ñuy wax détournement d'objectif parce que 8 millions la ñuy votel mu dagg 5 yi génne 3 yi dagg 5 yi la génnee dagg 3 millions yi. amul benn poste 4 postes de santé ñoo nekk ci commune Jokkul du chauffeur du technicien de surface du benn personnel communautaire boo xam ne dina ko jël en charge lu dul fonds de dotation yoo xam ne bu ci jotee sax benn partie bi da koy xaaj vraiment loolu nekk na loo xam ne hôpitalu Jokkul muy Ngeer muy Sam poste de santé yëpp dañu am jafe-jafe. tey ci pandémie la ñu nekk mu dagg suñu courant nekk ca la ko neex ñi ngi wax Macky Sall ne ko élection locale yi ñu jëm bu fekkee ne investir na Seydou Diop danañ ko dóor fii ba mu taanu.
mangook muy kàddu yi tukkee ci askanuk jokkul googee sunu naataango Omar Ndiaye sax jot na jokkoo téléphone ak maire bu jokkul lam ko xamle nag lam ko xamal ci facture courant boobu ñu ne dafa rek cher ba jéggi dayo mooy waa ICP bu maanaam hôpital ba ñoom ñoo nekk di jaay glace kon nag facture ba bu yéegee ca ñoom la. ñu wax ci leneen Dubaï la ko waxee woon moom président Macky Sall muy nag réew mi war nañu ko xoolaat ci wàllug cet ndax lii sax di cleaning day ñu doon ko fi amal ngir seetal réew mi xam ngeen ni dañu ko rek daqaloon ndax mbas mi tey nag suñuy naataango wàcc nañu ci mbedd mi ngir xool dëgg-dëgg ndax loolee ñuy wax ci xar kanamu Ndakaaru am na am déet li leer ba leer mooy li ñu gis daal ci terrain bi nag lu doy waar. Aminata Mbare Sow ak Modou Diop ñoo doxantu woon ci mbeddi Ndakaaru. daanaka foo sànni sa gët ci capitale bu Sénégal di nga taseeg image bu ñu mel lii nag mu doon loo xam ni léegi nit ñi miin nañ ko. lii moom mbëbës sax ko tane dama ni turu Ndakaaru la kër Médina ak Gueule Tapée fii waaw réussite bi waaw loolu dootul capitale lii dootul capitale yaay booy. voie publique yëfu maire bi la mbeddu buur la comme on dit mbeddu buur la. mais ça sera pas continuel quand même mais passer derrière. ñii dëkkee wala ñii di faral di romb ci mbedd yooyu lay jàpp ne lu doy waar la jafe-jafe bi tamit ñi nga xam ne sax ñu jiite gox yi ñoom da leen xaw a jaaxal. occupé voie bi yëpp oto bu pan doo ko fa jële moom ñoo gaaral sa buntu kër ngay wax borom du la sax lijjanti neexul ci xol quand même waaw mun ñu dëkk nag ci xeex a xuloo. lii si mbedd mi tegul fenn nit ñi kenn amatul fooy jaar. si kaw tali bi ngay jaar di ko mbëkkante ak oto yi buñ la fiiree yooyu yaay perte. par exemple ay oto yu ñu abandonné si mbedd bi ay cantines yu ñu implanté loolu pour commune bi yëkkati ko moyen la laaj yoo xam ne kii bi amu ko parce que grue yi koy yëkkati pelle mécanique yi mairie bi amu ko camion yi ñu ngi koy def pour yóbbu fourrière surtout que léegi fourrière bi jam ñaajo la nekk donc loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne luy bloquer les communes la. image bi ñuy faral di gis ci capitale bu Sénégal bokk na ci li poussé jiitu réew mi depuis fële ca Dubaï fi nga xam ne dafa demoon mu ne dañoo war a gën a set ci dëkk bi le li am solo mooy foo déguerpir ba pare da nga fay def dara ba nga xamante ne ña nga fa jëlee duñ fa ñëwaat donc c'est la raison pour laquelle ñun boo xoolee ñun au niveau de la commune de Fann Point Amitié fépp fu ñu déguerpir aménagé nañ ko. ba kenn ñemeetu fa toog al boo xoolee Allée Seydou Nourou Tall yi foofu yëpp fii yëpp ay mécanicien ak ay gargote la woon bi ma defee déguerpissement bi gis nga dem dañ ko pavé yëpp la ñu pavé ba allée bi jeex boulevard Mame Cheikh Ibrahima Fall ex canal 4 foofu yëpp xam nga ay cantine ay gargote la woon bi ma ko dindee dama def pavage bi aménagé ko ba nga xamante ne nit ñemeetu sax teg foofu di kii Amitié 2 également ñëpp gisoon nañu jëm El Mansour ni fa mécanicien yi meloon donc bi ma ko dindee foofu itam yëpp dama ko aménage. nit ñi dañ leen war a yee parce que ñoom day mel ni ñoom su nit ñi nelawee moom mooy seen arrangement pour ñu mën a def lu leen neex mais bu nit ñi yeewu am na loo xam yow mi yeewu doo ko def mais am na ñoo xamante ni ti fait n'importe quoi dara du leen si fekk. Ndakaaru comme Dubaï daa mel ni njiitu réew mi loolee la bëgg waaye loolee nag ngir mu am faaw ku ne dugal sa loxo ci liggéey bi le def mbir mi sa yëfi bopp. Aminata Mbare Sow lu soxal sax topp googee ñu ne bu ñu defee déguerpissement ba noppi Madani si moom gis na ni loolu nag am na ndax ñaare saa yi ñu defee déguerpissement dana koy topp kon suivi bi am na li des rek mooy cleaning day boobu ñu wax te loolu nag moom dafa jàpp rek ni ak politique dafa lalu ca gannaaw Madani si ñu teewlu ko tey moom la ñu invité woon ci matinal bi ñu doon amal ci télévision Futurs Médias Chérif Dia moo taataan ay kàddoom. ku nekk da nga toog jàpp sa njàmbur bàyyi lépp ñuy seetaan suñu nettoyé suba le lendemain nit ñi ñëwaat c'est parce que dafa am une mauvaise volonté beneen bi aussi dafa am un problème de comportement dafa am benn réewande bu am ci biir réew mi masla duñ fi nekk ne di masla ba ñu masaale ñu utiliser nañu la carotte tey il faut que ñu utiliser le bâton parce que mënuñu concevoir mu am le code de l'hygiène mi ngi ne FOURAS le code de l'environnement le code des collectivités territoriales le code bi interdire mbuus yi tey lay mbuus yi gën a wulee ñaay ci dëkk bi donc je pense que ni gestion taf yëngal moo fi war a jeex warul nekk rek ay slogan xëy rek nañ way nañ def ay clean up challenge or que clean up challenge yi li ko wundu mooy politisation bi am ci gannaaw
dañ ko y a trop de folklore autour non dafa échec. président de la République dafa war a woote état bi ñëw toog collectivité territoriale muy mairie yi ñëw toog UCG toog concessionnaire yi toog liggéeykat yi toog experts yi toog ñu càmbar def lu ñuy tuddee benn schéma directeur ñu ne ñu fii ak 2035 schéma bi lañ bëgg ne suñ ko defee dinañ am ay dëkkuwaay yu set. léegi am na benn fourrière bu ñu ubbi Diamniadio fourrière boobu tey mooy permettre képp koo xam ne ni jël nañ say oto ou bien say baraag yi nga daajal ci mbedd bi ñu dem stocké ko fa ba pare aussi daaj la ay amende mais mënuñu aussi di defar ñii aussi di yàq. ñu wax rek ci société yi di yëngu ci wàlluk mine di kër yi fii ci Sénégal nag la ñu leen sas mooy nanu sàmmonteeg li ñu duppee contenu local bi xam ngeen ni ab tëralin bu yees la boo xamante ni tey dafa war a tax rek ñoom kon këru liggéeykaay yooyu fépp fu nu sampee ñu bàyyi xel askan wi ndax bari na lool lu ñuy gàllankoor askan wi ci wàlluk wér-gi-yaram moo waral nag sax préfet bu Tivaouane bu yees bi nag doon amal ab nemmeeku ci ICS yi Cheikh Anta Diop Sey Latira ndéem am na lu bëri loo xamante ne def na ko ci askan wi dëkkaan yi nga xamante ne ñoom ñoo wër l'usine bi waaye nag am na lu des kii di préfet bu diwaanu Tivaouane yëkkati kàddoom ginnaaw visite bi nga xamante ne mu ngi ko doon amal ci site mine ak site acide ci ICS Mboro ngir gën a ñaax société yi nga xamante ne dañuy gas ci gox bi ñu respecté bu baax lu ñuy wax contenu local gën a jege askan wi jàppale leen. wàllu wér-gu-yaram am na ci wàllu njàng mi am na ci wàllu courant beeg wàllu yu bëree bari kon ñu ngi koy def muy lu am solo nga xam ne mënuma lu rek rafet lu ko bu baax a baax waaye tamit ñaaxaat tamit ICS ñu gën a yokk seen loxo ndax wàllu RSE du doy mukk surtout les industries minières ñu gën a defaat seen loxo ci wàllu suqali gox yi nga xamante ne bii ñoom la ñu nekk xëy yi ñu war a jox ñi nga xam ne bii ñoo nekk ci gox bi rawatina ndaw ñi ICS def na ju lu am solo waaye maa ngi ñaan na ko gën a yokk. directeur environnement bu groupe ICS na nag ay jéego yu am solo ICS def na ko ba mu fi sampoo ba léegi. mais loolu ñu ngi ciy veillé bu baax a baax di waxtaan ak vraiment population environnante yi ci loolu. ICS mi ngi jéem ak yu bari ndox mi bi c'était en 2012 sur les 150 yi ñu jëloon presque les 115 ci environ gox bi lañ dëkk. Taïba Ndiaye Mboro Mewane ak Tivaouane. ni ko préfet bu département bu Tivaouane waxee nee na askan wi yeewoo ci gox yi wër usines yi ak ñi nga xamante ne ñoom yor entreprise yi war nañoo waxtaan bu baax ba benn tolof du am seen diggante. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Anta Diop mu àndoon ceeg Sey Latir ñu wax rek ci wàllug mbay mi ak variété yu yees ñu jàpp nag ne warees na ko jëfandikoo ngir wàllu mbay mi gën a ñoŋ ci Sénégal loolee nag la producteurs yi bëgg moo waral sax am na yoo xamante ne natt nañu ko nag ci ceeb beek lii di dugub bi ba gis ni nag yooyee bu ñu ko jëfandikoo dina tax sax nag kon jiw gi daal gën a baax ci réew mi Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. ak sorgho ci kër Ballalo ci département bu Mbour fii nag ay variétés yu bees moom la ñuy di yëngu ci wàllum ji di tester. dañu waroon mettre en place ay parcelles de diffusion maanaam def nañ ko depuis le mois d'août tey nag ñu ne sunu membres yi na ñëw xool luy liggéey kër Ballalo ñu xool variété ñuy comporté wu def comparaison lan mooy apportu lan la variété yu beesee war a mën a indi. dugub yooyu ak sorgho bi ñii di gëstu ci wàllum mbéy jàpp ni lu baax la ndax moom moo gën a ëpp njariñ. am na variété population avantage variété population yi moom rendement bi donc su fekkente ne daa jëfandikoo variété yooyu facilement mun nga am rendement boo xamante ne 3 tonnes à l'hectare la beneen avantage bi mooy aspect double usage bu ñuy wax rek donc variété bi su demee ba ñor day rester verte ba léegi donc gattax go mun nga ko utiliser jox ko jur gi pour dundal jur gi. beneen variété bi mooy variété hybride ñu tuddee ko taaw soo xoolee variété boobu aussi donc mun nga dem ba ay 4 tonnes à l'hectare. ñii di yëngu ci wàllum mbéy mi dëggal njëriñ bi variété yooyu am waaye ñuy xamle ni ñàkkul tamit jafe-jafe. lii daal jafe-jafe bi lenn la rek teel a ñor bi rek. teel a ñor bi lan la nekkee jafe-jafe. waaw bu teelee ñor picc yi day ñëw di lekk lu mu gën a dañ koy lekk lu gën a ci kii rek dañ koy lekk. lu wuteeg dugub bi ak sorgho bi ñii di yëngu ci wàllum ji ñu ngi tamit testé ay xeetu ceeb bu bees.
ñu wax rek ci gàmmu gi ñuy waajal bu baax a baax ca diwaanu Kaolack ñu ne nag daanaka matuwaay yi daal ñi ngi koy jël ndax lu ñu bëgg rek mooy gàmm gi ñu def ko taaskan wa nag du ñu jooy courant maanaam coupure du ñu ko fa nemmiku benn yoon moo waral nag ña ngay def seen kéemtalaay kattan ci wàllu woowee ñu ne nag fi mu ne li des sax mooy mën a rek kon samp groupe électrogène yi su ko defee nag wax naa ko léegi wàllu courant boobu mën a bañ a indi ay jafe-jafe li ci am rek mooy xëy na groupe yooyu moom moo xaw a cher tuuti dañuy teewlu Pape Mbaye Diaw ak Faly Gueye. mu doon ay engagement Senelec nag daal dinay jël matuwaay yépp ngir rek courant mën a am ba doy ci gàmmu gi ki ko xam le directeur général u Senelec waaye buñ sukkandikoo ci moom ba léegi groupe électrogène yi nga xamante ni moom la war a indi comme secours dañuy xaar rek bañ na ginnaaw suba la gàmmu gi ñu installé ko ndaxte groupe yooyu location bi dafa xaw a seer. donc engagement yu ñu jëloon yépp respecté nañ ko groupe yi moom dañ koy louer moo tax mënuñ ko woon teel a indi parce que groupe yi c'est pour couvrir l'événement amuñu problème de production waaye secours la. moo tax incha allah nee nañ ma am na yu ñëw tey yu mujj dinañ ñëw samedi bu soobee yàlla pour que bu ko defee dinañ ko monter tester ko pour que altine bi nga xam ne mooy gàmmu gi lépp mun a dox. Senelec di artu ci jafe-jafe yoo xamante ni nemmeeku nan ko bul sukkandikoo ci Pape Demba bi tey ay nit ñooy dugg ci kër gi di présenté wu comme agent wu Senelec di fa def ay liggéey ñu leen di fay waa Senelec di xamle ne amul benn service boo xamante ni agent wu Senelec dina ko defal askan wi ba pare di ko feyeku te képp koo xamante ni gis nga loolu nga daal di koy dénoncer. wax client yëpp ne ku ñëw laaj leen xaalis pour jox leen compteur bañ leen kooku du agent Senelec ku ñëw na leen jox leen ma xaalis pour ma dépanner leen na ngeen bañ kooku du agent Senelec Senelec service yu muy defal clientèle am yëpp ay service gratuit la. délégation Senelec nag doon wër kër kilifa diine yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Kaolack ñu ngi rafetlu dogal yi nga xamante ni waa Senelec jël nañ ko ba courant bu doy mën a am ci gàmmu gi. ñu tënk xibaaru bitim réew yi ak la xew fële ci Guinée Bissau la namoon a xew sax te mujj la antu kii jiite l'armée ba nag moom moo ko wax ndax nee na dafa def kéemtalaay kàttanam ba la ñu fa namoon amal muy ab coup d'état sottiwul état major ba moom nag moo jël matuwaay ya ca war ñu ne nag am na ci ay soldats yoo xamante ne nii nag fi mu ne nii jàpp nañu ne soldat soosu nag kon seen loxo génnul ca loolee ñu bëggoon a amal ndax la ñu bëgg rek. mooy fexe ba gën a jàmmarloo ak kuréel ga nga xamante ne moo fa nekk ñu gën ko xam rek ci forces armées révolutionnaires du peuple kii wax lu ni mel nag moom mooy général Biagé Nathan moom mooy yëkkati yooyu kàddu muy chef d'état-major des armées bu Guinée Bissau ñu yegg si ci pàcc bi ñu jagleel tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diawo ni mu ko baaxoo di def nag saa su ne Cheikh Tidiane Diawo maa ngi lay nuyu bu baax. mangook Cheikh Tidiane Diaw xibaaru tàggat yaram yi la ca gën a fësit bokk na ci faatuk Joseph Koto moom ancien coach boobu tey nag njabootam ak jege ñaaleem ñi ngi jooy waaye ñi ngi indi seede ci ku mag kooku. di Joseph Koto dem nañu këram nag njabootam nekk ci tiis bu mag a mag ñoom daal jàpp nañ ni Joseph Koto nit ku baax la woon daan toppatoo njabootam te tamit ci wàllu football bi nga xamee ni ci la doon yëngu ab passionné la ci woon dañ ciy teewlu reportage Marcel Maron ak Pape Sangone Mbaye. naqar bu rëy moo dal ñi fi nekk de doon loo xamante ne doomu aadama jafe na ci moom ngir mu nangu ko waaye rawatina buy dal nit bu dara jotul woon waaye tamit rawatina buy dal nit ku meloon ni Joseph Koto. sama kër moo doon grand place su waa Sicap Liberté 3 yëpp foofu la doon nekk matin midi soir à partir de 11h ñoom ñu ngi foofu ba x heure je fermais pas ma porte problème bu munti am si biir Sicap que ce soit au niveau de la police au niveau des joueurs ay passeport mal doon oo telle personne am na problème telle personne am na lii en passeport am lii la on allait le régler. ñëpp xam nañ ma ak Koto ba muy dem pour la première fois Caire 86 këram mal la ko dénk lépp la ma jox muy moom muy Boy Bandi muy Cheikh Seck ñoom ñëpp am na fu ñu ma teg comme Koto li ma la mën wax si moom kenn mën na wax lépp si moom on peut pas tout te dire de Koto c'est un homme il a tout donné un homme serviable
était là matin midi soir pour les services des autres. teewum bett nañu lool man de wax dëgg neex yàlla yaakaaruma ko woon parce que dafa nekkoon koo xam ne daal dafa baaxoon trop ba pare àddina sonalu ko woon mu nekkoon ku bëggoon a rey waaw man dama doon wax sax naan est-ce que Koto mi sax li nga xam ne moom moo di dee dina ko mës a def ndax daal dafa baaxoon trop. balaa moo doon entraîneur catégorie yu bëri sélection bu Sénégal Joseph Koto nekkoon na joueur u SCIB Jeanne d'Arc de Dakar wala bu équipe nationale bu Sénégal mu doon benn joueur bi nga xamante ne daa meloon rek ni entraîneur bi mu doonoon ndax gagné rek moo ko taxoon a jóg. quelqu'un de très combattant ku nekk combattant vraiment quelqu'un koo xam ne bëggul woon perdre ay match voilà bëggul woon perdre ay match voilà bon je crois qu'il a beaucoup def na lu bare non seulement en tant que joueur pour son pays mais aussi en tant qu'entraîneur qu'il faut citer aussi derrière voilà bon maintenant il nous manque déjà bon souhaitons-lui tout simplement que la terre lui soit légère et que Dieu le reçoive vraiment dans son paradis éternel. bu ñu sukkandikoo ci kenn ci xaritam yi Joseph Koto mi nga xamante ne amoon na ay origine Bénin mënoon na doon entraîneur u équipe nationale u Bénin waaye bëgg gi mu bëgg Sénégal tax na ba ci réew mi la yàgg toog ngir mën koo jëriñ ak nu mu mën ci demee continent africain yëpp moo ñàkk nit dëgg. Il faut continuer le travail il faut pas dormir sur nos lauriers parce que maintenant tous les pays travaillent. keneen ku nekkoon xaritu Joseph Koto di ko jooy muy Baba Tandian nekkoon fi président fédération sénégalaise bu basketball moom nag nee na Koto ak kii di Oussou Bondé nekk entraîneur AS Ville de Dakar ñoo bokkoon daanaka fi ñu dëkk te jamono ji Sénégal moom moo ñàkk lu rëy moom Baba Tandian dañ koy teewlu. dama bëgg a jaale waa Sénégal. jaale le monde sportif jaale président fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor jaale suma xarit Mbaye Ngom président de la Jeanne d'Arc nga xam ne Koto si Jeanne d'Arc boobu la bokkoon idi ni man si basket bi moom si football bi di ko jaale aussi ak waa Sacré-Cœur nga xam ne moom suñu voisin la woon. Koto nekk na ku baax ku yaru ku jovial ku reetaanlu ku mën a animé te yàkkamte nañu sax di reer ba raxas suñu loxo ba dem suñu grand place toog jàkkaarloo ak Koto ba dañoo dem ba à un moment Koto sax dañ koo fal ne ko yow yaay iliman jëwriñ gi yow yaay suñu iliman léegi vraiment Koto nekk ku baax a baax te ñu koy jaale waa këram ñu ngi koy jaale waa Sacré-Cœur ñu ngi koy jaale monde sportif yëpp te ñuy ñaan yàlla nag yàlla xaral ko àjjana bi ci gën a kawe mais surtout yàlla fay ko xolam li nga xamee ne def na ko fi si lu baax parce que ñun xam nañ ci lu bari parce que dañuy toog nit ñi di ñëw ñi fay ñëw ak ñi muy jàppale ak ñi muy def mais gisuñu Koto lu muy def surtout nag la famille des jeunes footballeurs parce que gis naa nu mu daan fonctionner avec les jeunes footballeurs ak seen i famille ak seen i parents vraiment c'est un éducateur mais vraiment plein dans tous les sens du terme vraiment ñu ngi koy jaale di ko jaale waa Sacré-Cœur di ko jaale famille am di ko jaale mbokkam di ko jaale surtout le monde sportif du Sénégal et d'ailleurs. voilà benn ci conséquence su décès Joseph Koto boobu nag bokk na ci symposium bi nga xamee ni ligue football professionnel moo ko doon amal fële ca Saly dañu ko mujj annulé maanaam dàq ko ba jëmmi jamono fàttali ne dem laataa ñu jeexal rek ñu wax ci retour championnat européen yi nga xamee ni tey jii lay commencé waat ca ngoon ak affiche bi nga xamee ni ay doomu Sénégal dinañ ci bokk nar a am ci diggante Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak Abou Diallo nar a dajeek Angers bu Sada Thioub 10e journée championnat de France lay doon. Tidiane Diaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax xët yu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. kër gi ñu dénk séddalem ndox mi ci réew mi di Sen'Eau fa mu jëm ak askan wi ndox amu fa ubbil libération liggéeykat yi ca société bii di Sen'Eau ñoo fi pour génn wax ci liggéey bu bon bi ñu ne moom la Sen'Eau di liggéey ci réew mi nee nañu bi ñu ko dénkee wàllum ndox mi ba tey mu toll ci 20 weer ak benn dara lu baax Sen'Eau defu ko fi te ñoom travailleurs yi mënuñoo toog di noppi waale liggéey bu bon bi société bii di Sen'Eau nekke mënuñoo toog it di noppi waale facture yu seer yi ñu jox askan wi ñu dëkkee koo jooy guddeeg bëccëg mënuñoo toog it di noppi waale changement compteur yi nga xam ne lu dul ay loraange ak i jafe-jafe juralu ko askan wi
mënuñoo toog it di noppi waale lamba toog tappaleeg taf yëngal gi Sen'Eau nekk ci réew mi libération nañu ñoom liggéeykat yu Sen'Eau yi dem nañu bay xam leneen fii ak fan yi di ñëw ku yóbbu séntu ay perturbation yu yéeme timit ci distribution ndox mi te bu boobaa nañu xam ne kenn waralu ko ku dul Sen'Eau ndax moom opérateur bi mbir yi dafa dem ba jéggi mën-mënam leneen lu travailleur yi ci Sen'Eau di ñaawlu libération ne nañu moo di mission d'expert ñu yebal ca kër ga te bu ñu fa demee mel ne ay touriste ndax gaañi dafa am fu ñuy jaar ak ñoom bu ko defee li ñu bëgg a gis rek la ñuy gis ñu gis ci xët mu njëkk Source A mbir meneen mu ëpp bopp borom kër yu bari ñu bari ci parents d'élèves yi ci réew mi journal bi nee nañu frais d'inscription yi ci ubbiteg l'école gi mi ngi leen di bëgg a yóbbu laabi si na firnde li yéenekaay bi nañu moo di ca CEM bu Mbaaw Kamb am na fa ñaari élèves yu ñu bañ a jël ndax ñàkk a fay ca CEM Samba Gueye juróomi junni la élève bu nekk di inscrit wo ca CEM Kennedy inscription yi ñoo ngi ci fukki junni yu manqué ñeenti téeméer maanaam 48 000 ngir élève bu nekk ca CEM bu Hann Bel-Air témoigné nee nañu la fa xewoon ba wër réew mi mu di élèves yi ñu gisoon ñuy xutti seeni kay ak seeni livre lakk seeni blouse ak salfaaña taabal banye ndax école bu tëj ñoom ñi defoon loolee démb bi ñuy tijji àndandoo nañu réccu seen jëf ja boole ko kit baalu àq ci kanamu Mamadou Talla moom ministre éducation nationale mu jéggal leen ci turu école bu Sénégal bu nuppi nag dànkaafu leen xamal leen ne lu ni mel ku ko fi defati duñu ko bàyyi mu jàlle noone ci noonu ci la ñuy jàll ci journal Sud Quotidien mi xëy di ñu wax ne député yi di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye yi ñuy tuumaal ci trafic passeport diplomatique ci assemblée nationale seen immunité parlementaire yi ñu bëgg a dindi altine ji di ñëw ci la ci assemblée nationale di jublu journal Le Quotidien dëggal xibaar bi ba mu waat ko ci xëtamu njëkk ba dañuy wax ne ci altine ji ci la bureau assemblée nationale war a daje ngir càmbar ko kadduy président assemblée nationale di Moustapha Niasse ci xët mu njëkk Source A muy wax ne député yi ak li ñuy def ci seeni kër yoonu assemblée nationale nekku ci te député bu ca nekk lu muy def rek na xam ne mooy responsable ba Vox Populi bind ne lu jëm ci dindi mbalaanum kiirlaay yu député Boubacar Biaye ak Mamadou Sall Moustapha Niasse soobu na ci ba ci bopp ak baat journal L'Info xëy ak ñun ci liggéey bu rëy bi koy xaar ci assemblée nationale moom président assemblée nationale bokk na ci chantier lever immunité parlementaire bu député Biaye ak député Sall bokk na it ci modernisation bu assemblée nationale te wàllu ci nekk yéenekaay bi nee na ñuy ciw ndoddam la gàlle moom Moustapha Niasse njabootug Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niasse ki amee seen kàddu mu di porte-parole bu Medina Baye moom la l'Observateur xëy jagleel xëtam mu njëkk Cheikh Mahi Cissé ponk yu bari moom kilifa gi mi ngi ciy waxtaan ak waa l'Observateur leeral na fa li tax ba Medina Baye jël dogalub organiser gàmmug ren gi doonte sax woppi coronavirus gi taxoon ñu ko doon dàq jógewu fi ki fi jóge démb di Joseph Koto yéenekaay yu bari ñu xëy ndool ñoo ngi xëy di ñu ko tàgge muy L'As yéenekaay di Enquête Soleil national Record yéenekaay Stade Le Quotidien Sud Quotidien ak journal L'Info ñoom ñëpp xëy nañu di waxtaane tiis yi mu di faatug Joseph Koto journal L'As bind ci xëtam mu njëkk ne Koto ñàkk na matcham bu mujj ñu mujjee ak xew-xewu jamono bi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi Pape Mamadou Kane l'Observateur nee nañu tribunal flagrant délit bu Ndakaaru tëj na ko démb ñetti weeri kaso moom Pape Mamadou Kane ab silmaxala bu doon wër di mbubboone mooy directeur du budget bu Sénégal ci noonee ci la naxe benn commerçant buñ naan Mohamed Li tiriande ko jël ci moom lu mat 7 millions juróom-ñaari téléphone iPhone 11 Pro la jël ci moom ay iPad ak i iPod tëgg ko wëndeel teg ko del jël xaalis ba wut ci ay jigéen yuy jaay seen bopp nekk ak ñoom cib auberge bu nekk ci cité mixta tëju fa di sim seen mari ngàññi ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi xam ngeen ni dina fi teew ci yeneen jotaayu xibaar dañu leen di bàyyi rek ak Pape Cheikh mu wëy ci Midi Plus ak i ganam léegi-léegi